asalaamaaleykum di am mbégte rek di recevoir pour la énième fois ay dons boo xam ni honorable député Anié ñëw na jox na ko tey jii nii donc duñ ne gulet ba mbas mi commencé ba léegi bi mooy xaw ma ñaateelu yoon mu ñëw jàppale ñu ci xeex bi te lim ñu indil tey d'une valeur boo xam ne ëpp na ay 1 million et quelque composé ay gel yoo xam ne dañ koy soxla eau de javel madar en plus de 6000 masques yoo xam ne jox nañu ko donc loolu vraiment day waral taxaw na ànd ak gouvernement du Sénégal plus particulièrement son excellence Macky Sall pour xeex mbas mi surtout nag waa Daara Jolof fi nga xam ne foofu la juddoo fi la nekk mu fi def li ci war donc encore une fois mbégte lañu am te matériel yi mu ñu jox don yi mu ñu jox tax na tey jii mooy wax ak yéen coronavirus wàññeeku na lool ci district Daara bi nga xam ni ay weer yee ñu génnoon ñëpp xamoon nañ ni moo nekkoon vraiment épicentre coronavirus bi mais tey jii nii cas yi wàññeeku na bu baax a baax ba fi may waxee yow tey rek benn cas lañ yor donc te gën nañu am cas fan yi ñu génn donc loolu mooy waral ni donc yi nga xam ni ñoo ngi koy recevoir ci autorités yi plus particulièrement ak ci moom wane na importance bi nga xam ne ñun jox nañ ko am ko di ko remercier ci taxawaayam ci waa Jolof donc di ko ñaanal aussi parce que ça c'est important donc ki nga xam ni aussi moo lay def pour feebar bañ laa dal kooku war nga ko ñaanal donc vraiment mbégte lañ ci am donc ci lim ñu joxal tey di ko remercier encore une fois ci patriotisme ak engagement bi nga xam ne am na ko pour xeex ak mbas mi mu jóge fi. naaw bi ñu la nuyoo jaajëfal la ñu ngi jël sa temps tey jii dañ fi ñëw rek comme niñ ko daa defee rek ñëw jàppale district de santé yi nekk ci département bi quelques matériels yoo xam ne dina leen mën a jàppale ci xeexu mbas mi. li tax ñu def ko nag ñun Jolof la ñu bokk te bu Jolof amee jàmm rek ñun dañu am jàmm fa ñu nekk. te lii ñu fi andi tey wax dëgg yàlla am dina permettre ñu mën a góorgóorlu surtout ñoom ñi nga xam ne ku jaaxle rek ci ñoom la ñuy jëm. moo waral tey ñu ñëw tey jàppale leen ci benn kit bu 1 million tamit jàppale leen une enveloppe financière boo xam ne dañ koy dimbalee dañ koy motiver jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci xeex bi parce que gis nañ ne dañu jàmbaar lool mooy jigéen ñi nekk ci personnel de santé bi. loolu diñ ko defee tamit dañuy lancer un appel ci ministre de la santé. na ko mu gën a gëstu département de Linguère jàppale leen tamit pour mbas mi mën a gën a génn ci département bi mën a génn ci réew mi. ginnaaw bi ñu ko jaajëfalee moom it liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def ci mbas mi. looloo taxoon tey ñu ñëw Daara andi fii 6000 masques yoo xam ne dañ koy jagleel fajkat yi muy médecins yi. ba pare am nañ beneen loo important masque boo xam ne dañ koy yóbbu ci école yi. jàppale leen ko tamit parce que dinañ yóbbu ci école yi presque 6000 masques encore. pour jàppale leen ko ñoom tamit. nga xam ne mbas mi daal dana fi mën a jóge ci nu ma gën a gaawee. gis na la ci journée de lancement bi ci vaccin yi est-ce que mën nga ci dellu si. waaw boo gisee ma taamu ñëw ba Jolof ma vacciné woo fi damay mënal suñu mbokk jigéen ñi rek na vaccin bi lu baax la. lu wóor la lu ñu saytu la lu am solo la ci pour xeex feebar bi. ci loolu tamit ma leen di lancé waat appel na ñu ñëw parce que gis naa ne nit ñi sax ñi ngi ñàkku ñi ngi ñëw te am na yeneen dose yi ñëw kon nag nañu jege médecin bi bindu. pour ñoom ñu mën leen a ñàkk ñu mën a aar seen bopp aar ñi ñu dendek. directeur maa ngi leen di nuyu ñi nekk ci école bi yëpp di ñëw fii tey en tant que autorité mais ñëw fi en tant que koo xam ne ci koñ bi nga dëkk damay fàttali rek ne école bi yàgg naa cee jàpp yàgg naa cee dugal sama loxo moment bi fi Doudou Gningue di nekk fépp fu mu daa jëlee vent ci département bi dama daa ñëw ci man wax ma jàppale leen ci carburant ma jàppale leen ñu lijjanti ko
beneen bi mooy Madien Seck fu mu musaana taxaw na ma école bi dafa soxla nangam dama naan ko demal jël jox leen du ma xam sax nan la demee parce que man samay jëf du lu may wax du lu may vulgariser toujours dafa bokk ci man képp ku ma woo ci nécessité dama naan la demal jox ko mën naa bañ a topp nag fa mu jaar ak fa mu dugg ndax noonu laa bindoo bi ma waxanteeg Mor ma ne ko dinaa fa ñëw moom sax moo ma gën a ñaax pour ma ñëw ci école bi parce que xam na ne ci koñ bi laa dëkk peut-être dama heure bi waroon na fekk mu teel fi ñëw jàpp ci liggéey bi ni ma koy jàppee ci école yi ci département bi yëpp ci loolu tamit bi ma egsee léegi nii rek laaj naa ko ci lan ngeen nekk mu ne ma ñu ngi tabax ay salle de classe ñi ngi def nangam mën na ko ci tabax bi dinaa ci dugal 100 000 francs ba jamono neex ndax nekkuma député pour benn koñ kese département bi yëpp laay dugal sama loxo bés bu yàlla sàkk nit ñi sollicité ma ay salle de classe ma jël sama alal def ci jël ciment def ci récemment seen case de tout petit bi ngeen doon taxawal bi ñu ñëwee wax ma seeni doléance dama ne leen li ngeen di fay avance bi maa leen koy joxeel ma yëkkati sama xaalis jox leen du lu may bind du lu may wax pour wane ne nit mën na di jëf te doo ko xam wala nit na mën na di jëf te doo ko sentir waaye fayuk yàlla moo gën fayuk doomu aadama toujours du loo xam ne mën nañ di ko wax tey li ma fi andi mooy andi fi ay masque gannaaw ba xam nañu effectifu école bi 700 personnes la mënuñu joxe 1400 masques mais ñu joxe une partie élève bu nekk am benn masque ñu commencé loolu incha allah rabbi lépp lu borom bi defaat mu ñëw ñu gën ci jàpp suñu loxo promettre naa waa Case des Tout-Petits ne leen fu ngeen di construire dinaa ci jàpp te incha allah rabbi jóguma ci dinaa ci jàpp enveloppe bi may joxe muy 100 000 francs yi ngeen jël ko mën koo dimbali ko ci li ngeen di tabax ba jamono neexaat ndax defuma ngir benn école defuma ngir benn dëkk damay jàppale département bi yëpp fépp fooy nekk suñu loxo mi ngi fay dem te loolu dañ ko def ndaxte autorité lañ ci dëkk bi mais du ba ñuy fal député sax waxuñu woon nañu force da ngeen di def nangam waaye social dafa bokk ci lépp lu baax loo xam ne doomu aadama war na ko am na ko ci wërsëgam war na mën di def social te xam naa ne da ngeen woo ministre yi ñooñu ci gën a yayu parce que bu ngeen woowoon Samba Ndiobène Ka seen salle bi mën naa teel a pare parce que moo ma ëpp portefeuille moo ma gën a mën a cibb moo ngay toog ak ki nga xam ne mooy tabax salle de classe yi xam naa dina gën a gaaw leer na ma ne bu ngeen ko woowee incha allah rabbi dina gën a gaaw ñun nag au delà de suñu salaire dañuy jël suñu wërsëg di ñu liggéey di ci sotti bu ngeen waaye woon Ali Salax Diop it yàlla mën naa def ma faju kon man dama ñëw andi sama asaka yéene rek ci li ma gën a motiver nag Mor moo ma gën a soññu ñu leen wax ne rek lii dañ ko def pour wax na leneen ñun ñoo ngi seen ginnaaw ñoo ngi seen kanam saa yu ngeen amee lu ngeen bëgg doléance bu ngeen am bu ngeen ñu waxee buñ ko mënta faj lépp tamit incha allahu rabbi danañ ci def suñu kàttalay kàttan may nuyu bu baax sama frère Pita mi ma fi fekk tey wax dëgg yàlla moom it muy nit ku baax ku mën a joxe ay conseil di ñu jàppale ci liggéey bi tout le temps ak sama kii moom tonton laa koy woowee ndax sama yaay jaw la sant muy nit ku baax tamit foofu la fekk mi ngi lay encouragé di la digal lu baax ak ñi ma ànd ak sama mbokk ma le Bousso mi dëkk ci koñ bi saa su ne moom it doléance koñ bi da koy wax day wax toujours nañ dimbale waa koñ bi nañ dimbale école bi ndax moom fi la dëkk te loolu lay sagoo di sant jiira mi ma àndal ak sama staff ñi ma àndal ñëpp di remercier ñi nga xam ne ñooy presse bi ma àndal ñuy ay xale yu set loxo di wax ne en tout cas xam leen ne lii ñu def tey dañ ko commencé rek mais ñun ak yéen incha allah rabi ñooy ànd en collaboration ba doléance yi école bi am yëpp yàlla saafara ko ci kattanam ak mën-mënam je vous remercie. léegi damay tënk rek parce que xam naa ne waxtu wi laaj guddal d'abord ci di jégalu ci sama kilifa yi fi teew muy ci àdduna ak ci administration di dalal honorable député fii nga xam ne fi la dëkk waxin la rek dalil parce que moom fi la dëkk donc di la wax na la tey am nañ mbégte moo xamante nii amuñ ay kàddu yuñ ko mën a fësalee boo gisee ma wax loolu nag en dehors de la politique ñun dafa am leneen lu ñu boole te li may wax nii je parle sous le contrôle de Bass Dioum sama jarbaat akkan la yaakaar na ñun ak yow mbuula la ñu àndee avant daara avant ndomba tànk avant may nekk jàngalekat mbuula lañu samay maam àndee woon ak say maam ñu ñëw fii donc loolu mënuma ko ñàkk bañ a wax bon mbégte bi ma am nag mooy le fait que nga teew fii tey man personnellement damay wax en tant que camarade de parti ak li ñu bokk ci politique man damay wax ne man nga ko defal parce que aussi gis nga wax bu jotee ah da nga koy wax ca na nga ko war a waxee am na sax ñu mu fi jóg ñu mu fi xëxante ci pourquoi aniye nii wala aniye naa donc tey man ñun dañu siggil en tant que membre de l'APR
parce que aussi dinaa la xam ne dañuy politique ah on fait de la politique école na xëy na tey da nga ñëw en tant que parent mais lii nga def nii pour bañ a guddal dama lay conseiller rek en tant que frère sama kilifa nga nag tey ci affaire mais dama lay conseiller buum di géej parce que affaire bi gis nga joxe bi man pour man sax joxe bi léeg-léeg mën na ñàkk mais jegeel askan bi surtout nag ñi olof daf ne lu gën a jege moo gën a yey te yaakaar naa ne école njàmbor bi parce que man sa doom yoroon naa ko nga ñëw fi nag am ñàkk fi ñëw par force dañ koy jàngal comme ni ñuy jàngalee xale yëpp parce que loolu droit am la mais ñëw bii nga ñëw nii nga jàpp ne tey ñun mbégte bin ci am ak succès bin ci am mënuñu la ko wax ci ay kàddu vraiment dañ lay remercier di la sant parce que lii aussi li nga wax bu la neexoon mën nga ko bañ a def am na nag sa yeneen moroom yu fi nekk te buñ sañoon fu ñu leen tuddee ci lu baax tuddee lu gën a baax ci ñoom donc damay gàttal rek loolu laa amoon lu may wax waroon naa wax ci bas yu wax ci keneen ak keneen mais vraiment du meeting du kii quoi du campagne donc vraiment kontaan naa ci yow trop te lii mbooloo mi li tax ma naan asalaamaaleykum damay am fierté dendeek sama tante nga xam ne moo ma yar muy ajaratu Jira Mbeng nga xam ne tey kii amul lu mu deful si man su ma ñemee toog si mbooloo di wax sax bokk na si maman yoo xam ni même man suma politique gu bi léeg-léeg su demee ba ñëw man ak moom dañuy échanger di discuter yàlla def njabootam ni muy xoolee njabootam la may xoole à plus forte raison Aniye mii je crois que Aniye man maa la war a remercier parce que tey dafa am leçon magistrale bu am parce que xale yi tey c'est vrai que xam nañ ne honorable député Aniye Mbengue ci koñ bi la dëkk te ñu ngi lay gis wax dëgg yàlla am ñu ngi lay gis mais dafa am loo xam ne lii dafa rëy ci man mooy li nga wax ne bokk naa ci ñi démarché wu ma pour nga ñëw de dama démarché pour action yi nga xam ne yëngu embrase parce que action ak Aniye du lu bees fu bëri bi nga fay dem mais nag mbir moom bés rek lay xaar bés bii rek la doon xaar donc comme man du ma politique je dis que su ma sañoon ñu accentué na bés bii rëy na comme ni ko laax waxee le fait que Aniye est aujourd'hui avec Njambor indi fi 700 masques yëkkati enveloppe 100 000 contribuer ko ci infrastructure yi ñu commencé loolu c'est un acquis fort man dama doon bind rek ñuy bindante kese Aniye je lui ai envoyé un texto boo xam ne bii moom si boppam dossier bi da koy jël pour seet feneen saa du ma déggee ñu ne député du tabax mais am na ay collaboration yoo xam ne yii tey mën na ko tiisee daal di dem fexe ba indi parce que man maa ne ko le directeur des infrastructures ñun on a 3 abri mooy mbaar te ñooñu ñooy réservé 0 abri la ñu wax te moom yàlla dimbali na ko xañ ne fam loxoom joti man sama loxo jotiu fa mun na ma defal ma statistiquement tout ce qui est besoin ma bind ko envoyé ko moom gis na ko man gis naa ko tàgguwuma sax Momar Baba après laa door a rendre Momar je me suis dit que ne man ba ma ko doon def c'était tout simplement pour que moom mu am accessibilité ci école bi si la dëkk te li mu wax dëgg la de parce que Doudou ñu fi jiitu doon na travailler ak Doudou man 2015 laa fi ñëw kon je me suis dit que ne man nekkoon naa feneen te moom mu ngi ci koñ bi nekkuloon député mi ngi doon def ci ASC bi nga xam ne man maa doon secrétaire général bi gis naa ci loxoom mais man lii bi ma ko koy wax c'est un conseil technique la boo xam ne bii bokkuma ci staff mais dama ko doon wax ne ko conseil bi da lay yokk ay points te je crois que aujourd'hui am na points yu yokk ku daan def même su ko nit ñi yëgul tey nga ñëw def physiquement je crois que elle a marqué des points ah. ñun toilettes yi ñu defar bu yàgg ba léegi chaque jour monsieur Tra ñooñu daan ne doyen eggale toilettes yi mais tey bu ñu jëlee 100 000 yi jënd ci ab chaise anglaise def ci ay sachet yooyu monté ñu ne affaire yi marché na moi je crois que loolu Aniye moo ko eggale. mi ngi fi pendant depuis 2 ans 3 ans peut-être les infrastructures lourdes là loolu moom day mën rek teg ci loxoom mais xam nga tey salle bee bañ koy tabax ay bokkam nag dama koy wax ay bokkam nag jàpp nañ ci. man maa ko initié mais ay bokkam dama waxoon élève bu nekk ne indi brique mais bi brique yi taxawee ba mu manqué ci ay bokkam laa dem commencé naa ci jëkkëram commencé naa ci ay magi jëkkëram ay rakki jëkkëram ay xariti jëkkëram booba nag xañ na jotuma ci moom mais ñooñu aussi lañ ci def mel ni na moo ko ci def ah je me suis dit que ne 2 salles yi ñu tabax yi yëpp contribution population bi la ba ma ko waxee mun na ma man la ma mën danaa ko ci def tey ñëw na indi ay masque indi appui moi je me suis dit que ne lim ci def ñëma doon lim ñooñu ñëpp mën nañ ko saa ñàkk def sax donc je me suis dit que ne man maa lay remercier duñ wax keneen man damay jàpp ne rek man en politique heureusement man du ma politicien mais nag développement ñor na ma trop Aniye ñor na ma trop ku mooy xam ku ne xam ne développement ma ñor te li ngay def nii si développement la bokk
di seet ñii ci bokk ñëpp nga boole ci parce que nag doo député Walidane rek doo député Daara rek député national nga kon lii nga def nii daal vraiment yaa ngi may remercier mais maa ngi lay remercier parce que chose nga ma loo ma promettre loolu la vous l'avez fait chose promise chose faite yaa na ma woon dinaa fa ñëw dinañ waxtaan biig la ma sa attaché woo wax ma ne ma Aniya dafiy jaar honorable je m'excuse du terme honorable dafay jaar di nga fi jaaree li nga indi nii rek doy na masque yi rek c'est le moment soxla nañ ko à plus forte raison nga jël une enveloppe de 100 000 daana maa ko jàpp ci travail moi je me suis dit que man de su ma sañoon lii day yaatu waxuma njàmboor rek de parce que lii comme li Badiane Diiré wax yaa ngi koy def Mbuula yaa ngi koy def Mbëlëxe yaa ngi koy def Sénégal fépp ngay dem kon nag lii rëy na trop si ñun comme ni ko ñuy waxee franchement je suis très content yow yaay wax yow yaa kontaan mais man maa la gën a kontaan parce que maa doon échanger ak yow ci ay wax tey la ma doon wax ak yow dëggal nga ko jëmmal nga ko kon yàlla na la yàlla jàppale. voilà donc maa ngi remercier képp koo xam ne ki yëkkati nga fi sa kaddu honorable député defe naa ne duñ ko dalal parce que ci këram la nekk xanaa kay au nom de l'équipe pédagogique ñoo ngi lay remercier parce que effectivement vous nous avez véritablement retiré une épine du pied maanaam daal dëgg bi nga xam ne bii moo ñu doon soxlo génn nga ko si nañu tànk parce que effectivement les gens l'ont dit am na fi ay mbir yoo xam ne yi mi ngi fi woon mu lënt ñu lool ñu jaaxle lool xamuñu fan lañ koy réglé ji defe naa ne loolu tey leen lu ñu mën a wax rek moo di alhamdulilahi rabil alamina di remercier ñi nga ànd ak yëpp sa conseiller yi defe naa ne les gens ont tout dit député nga député du peuple et là vous êtes dans votre rôle li ngay def nii lii la ñu xaar ci député askan wi soxla bu dee say moyen bopp la nga def ko ci bu dee ne du say moyen bopp nga uti ko indi ko defe naa ne loolu lu ñuy rafetlu ñu ngi ci contexte boo xam ne bi c'est un contexte particulier muy contexte su mbas mi xale yi soxla ay masques pour aar seen bopp nga jox ñu ko baax na aussi ci biir école fi nga xam ne fa lay xale yi suturloo mu mate loolu nag problème la fi woon parce que nous avons vous l'avez dit ay plus de 600 élèves 700 élèves pratiquement donc avec cette masse là avec cette foule jàpp naa ne toilettes yu mucc ayib et puis yu doy moom la ñu yittewoo moom la ñu soxla mu nekkoon nag un problème un nœud gordien tey defe naa ne pour une grande partie defe naa ne loolu féete nañu ginnaaw te comme ni nga ko waxee nii nee nga en fait collaboration bi dafay wéy day continuer loolu gëm nañ ko parce que nag sa njaboot ak fi ñi fi nekk ñëpp tey boo dajale nag ñoom ci mbedd bi lu ñu lay woowee tante yaay wala bàjjen kon boo ko waxee moom véritablement war nañ ko mën a gëm tunga ne nag du teew ñiy nataal lii firnde la ci li nga xam ne lii moom nga wax ne collaboration franche wax dëgg yàlla mi ngi fi te day sax au-delà de cette école là yaa ngi koy def feneen ak feneen ak feneen ñun mënuñu def lenn lu may di la remercier encore une fois et puis di la ñaanal yàlla leeral sa yoon et puis wax dëgg yàlla li nga xam ne lii mooy say projet say mbëbët yàlla mottali ko ci jàmm voilà. waa Jolof yëpp di nuyu département de Linguère di leen masawu ci mbas mi di tamit encore une fois jaale ñi nga xam ne ñoo fi jógee ñëpp di leen ñaanal borom bi xaare leen aljanna tey dañu demoon district bu Daara Jolof pour tey yóbbu fa ay loo yoo xam ne da koy séddale ñenn ci poste de santé yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ndax ku ne xam ne na mbas mi sonal na lool àdduna bi yëpp rawatina Sénégal gi ñu nekk waaye département de Linguère it ñu ngi fi doon lëmbee ci xeex boobu nag ci leen ñëwee tey andil ko 6000 masques ak une enveloppe financière pour motiver jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci xeex bi ñu nekk ci district yi di sonn lool ñu jàppale leen pour mu mën a oyofal coono bi mën a yombal liggéey bi. beneen bi ñu bëggoon ñu demoon ci école yi ñu demoon nag tey dañuy dem suñu école bi nga xam ne moo nekk suñu koñ pour def fa lancement ndimbal yi nga xam ne ñu ngi koy jox école yi ñu commencé ko foofu.
foofu ñu dem fa yóbbu fa 700 masques ak une enveloppe financière de 100 000 pour jàppale leen ci construction yi ñu nekk. dinañ ko wóyal ci yeneen école yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ak yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi foofu la ñu commencé toujours nag dañuy bëgg rek accompagner suñu askan ñu xam ne ñi ngi seen kanam ñi ngi seen ginnaaw loolu moo waroon tey suñu weekend bi semaine bi yëpp loolu lañ nekkoon. waaw c'est une enveloppe qui a dépassé les 2 millions mais du doy toujours loolu du mat dara ci li nga xam ne moom la ñuy def ci suñu askan ndax dañuy def saa su nekk rek saa yuñ ko jekkoo rek ñu daw ñëwaat def ay action ndax ñun wax dëgg yàlla bu ñu wàccee ci département bi toujours dañuy bëgg a laal fépp waaye bu ñu laalee fii rek incha allah rabbi bu yàlla andiwaat ndimbalam ñu laalaat feneen bu soobee yàlla. nan nga mën a apprécier réaction bi nga xam ne moom la autorité yi jël muy le médecin ak le directeur d'école ak collègues yi doléance yi nga xam ne wax nañ ko foofu ci bërëb yooyu. waaw doléance yi ñu fa jëlee yëpp wax dëgg yàlla am dinañ ko tenir en compte te dafay baax nit ñi ngay xam seen i bëgg-bëgg ak seen i mébét médecins yi tamit wax dëgg yàlla am ñun ñoo leen war a sant donte ñoom sant nañ ñu gërëm nañu ci taxawaay bi nekk seen pegg waaye ñun ñoo leen war a sant ndax ñoom ñoo fi nekk di aar département bi di aar commune Daara ak li ko wër. tamit directeur école yi luñ kontaan ñun ñoo leen gën a kontaan ndax ñun bu xale yi bégee rek fu ñu jàppalee xale rek suñu xol day sedd ndax yaay lañu am ak njaboot tamit ñuy dem ci école yi di jàngi kon saa su nekk dañuy bëgg di leen accompagner di leen jàppale saa su nekk luñ fa wax rek ñun dañuy yokk ñu gën a góorgóorlu incha allah rabbi te bu soobee yàlla dana gën a yaa